tëralin bu bees yi aar suñuy constitution la paix civile au Sénégal Yewwi mooy sa mission Yewwi Askan Wi injustice lay xeex ak élection locale yi bu kenn tiit day jeex sàmm suñuy àq ak yelleef wareef ci ku mu doon Sénégal ñi la mérité jàmmi réew mi lu koy dooleel mooy Yewwi buum bi ñu yeew suñu baax ñun am nañ seetlu ni askan wi yàgg nañ ko xeex nañ jubal liy dëngal suñu réew teg gouvernance bu leer mooy saxal état de droit yi ci anam bu sell sàmm alalu askan wi def ko ci teel ndax am nañ seetlu ne géopolitique bi ak koom-koomu réew mi demul depuis 2012 ba léegi ngeen ni cell takku jóg la libéré victime yi rek moo ñu tax a jóg nañ Yewwi Askan Wi jug ci liggéey bi fippu jot na askan wi askan wi askan wi nañu Yewwi Askan Wi askan wi askan wi nañu Yewwi Askan Wi askan wi askan wi nañu Yewwi Askan Wi askan wi askan wi ay ñoo leen jéem a mànkoo te xeex ko nañu Yewwi Askan Wi ay ñoo leen jéem a mànkoo te xeex ko nañu Yewwi Askan Wi ñoo ngi jëm ci élection locale yi taba maire gox-goxaan yi woote jàmm suñu doole suñu carte te yërmande ci mettitu askan wi samp collectif bu mat sëkk sauver suñu Sénégal bàyyil na law jóg sa lal Yewwi Askan Wi bul ci bi di daw yàlla dafa def politique dafa xew ñëpp jóg ci ñun nag yàlla def ci politique tey weesu nañu loo xamante ni dañ ciy wax lu dul dëgg wala di ci wut loo xamante ni suñu bopp rek moo ñu ci ñor ndax nekkat li ñu jot a dund léegi sunu gannaaw moo ñu jaaxal muy sunu njaboot yi nga xamante ni moom la ñu bàyyi sunu gannaaw loolu moo tax monsieur le maire maa ko def exprès léegi bi ñu duggee ci oto yi jaarale naa la ci école élémentaire yi wër jaarale la ci dispensaire xool koñ yi nga xamante ni danoon taa donte ndox amatu fa ma jaarale la fa nga xool coono gi ñi dal jaarale la ci collège bi jaarale la ci lépp loo xamante ni bokk na ci commune ci li ñuy wax compétence transféré commune ma jaarale la pour nga gis ko loolu nag li ma ci jublu mooy ñun yàlla dafa def yàgg nañu fii di gis li nga xamante ni moo fi nekkoon daanaka contribuer wuñu pour faj coono doomu aadama yi nekk fii ndax doomu aadama dafa soxlo ginnaaw lekk ak naan dafa soxlo environnement bu sain dafa soxlo njàng dafa soxlo wér-gu-yaram dafa soxlo épanouissement loolu nag dafa manqué ci sunu commune bi loolu nag lañ la yaakaare yow monsieur Ibrahima Mbodj ndax yàlla def na métier bi nga tànn pour sutura la aussi mooy jàngale maanaam éducateur nga da ngay xëy suba di daw ci xale yi di leen former amul dëkk booy dem ci commune Diama doo ci gis xale boo xamante ni tekki na te sa loxo la jaar nga def ko kon yow boo taxawee macha allah kon yow monsieur le maire boo taxawee ni jox leen ma li ngeen di natt di ko dugal ci gafaka commune bi ma gérer leen ko defaral leen seen gox wallahi la dañ koy gëm kon dama ni fii ñun ñeme nañu taxaw fii di politique parce que damay wax di waxaat ni ko fii ñaari parti ñoo fi nekk ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon jamono ji passé bi yëpp 2014 am na ñu ci doon xëccool ñooñu door ñu fecc fi tëgg fi jaay ñu doole jaay ñu ñooñu ëpp booloo gagné commune bi ñooñu tey ñoo dem ànd ak Oumar Mbourel juróom-ñetti at monsieur le maire Oumar Mbourel juróom-ñetti at mu ngi ànd ak ñooñu kon ñooñu seen loxo mu ngi ci biir li yàqu ci biir commune de Diama il faut que mu leer léegi nag ñit ñi ñooy tànn est-ce que ñoom seen yitte mooy la fi nekkoon jóge fi wala la fi nekkoon continuer fi parce que affaire bi encore dafa weesu ndaxante ndax man mënuma en 2014 may siéger ànd ak sama parti di xeex pour commune Diama bi ma foqati ko ci loxo monsieur le maire bi fi nekkoon ay nit ànd ak ñooñu daan ma ëpp ma doole di jël ay maanaam ay bulletin wu monsieur le maire di ko wone di def sax loolul yoon ba ñu vooteel Oumar Mbourel ba Oumar Mbourel gagné ñooñu tey taxaw 8 ans après bëgg ni ma Oumar Mbourel kat waxoon nga baaxul waaye dëgg la baaxul
mais kañ la wax jooju nekk dëgg est-ce que 2014 la nekkoon dëgg wala est-ce que léegi la nekk dëgg en 2021 moo tax dama ni mu ndoom xam ngeen li fi xew fii ñëpp a xam li fi xew bu fekkee bëgg ngeen inondation bi nekk ci dëkk bi changé wooteel leen monsieur Ibrahima Mbodj bu fekkee bëgg ngeen sunu doom yi nga xamante ne dañuy dem ba CM2 ren jii rek 63 élèves recensé naa leen yoo xamante ne amuñu kayit juddu naruñu seen njàng dafa nar a yàqu fekkee bëgg ngeen loolu jeex wooteel leen monsieur Ibrahima Mbodj fekkee bëgg ngeen feebar yu terre à terre yi nga xam ne reyatul kenn ci Sénégal bàyyi rey nitu mu ndóom wooteel leen Ibrahima Mbodj fekkee yéen jigéen ñi bëggatu leen di faju di dem Kasak Nord di faju ji nga xamante ni ci commune de Ronk la bokk voté leen Ibrahima Mbodj te loolu moo wax yëpp yéen a koy def chaque jour waa Jaajeem ñu ngi dugg ci saret di diggante saret mu doom ak Jaajeem ay jigéen a ngi am doom ci kaw saret en 2021 fii ci commune de Diama il faut que mu leer en 2021 ñun ñi ñu ngi bokk di naan ak fi mbaam yeeg fas yi di naan c'est pas normal nit day bëgg a boppam jóg leen ñu dindi fi lii fi bu la ngeen yaakaar ni nit ki daf leen koy may moo ko moom moomu ko fii ñun ñëpp ñoo fi bokk juddoo ku la fi may alalu commune bi la may te loolu mu la may loolu la waroon def ci école yi defu ko jox la ko ëllëg lu mu remplacer loolu lay wut kon bëgguma guddal maa ngi sant di gërëm jigéen ñi nga xamante ni depuis suba ñu ngi ànd ak ñun di togg ak di yekk maa ngi leen di gërëm di leen sant monsieur le maire. di leen masawu coono ci toogaay bu yàgg bi aussi di wax ne am nañu contentement bu baax ci accueillir bi ngeen ñu accueillir man nag mën naa ni sama kàddu du gudd ndax dafa guddi te wax dëgg yàlla toogaay bi yàgg na man tey waxuma góor ñi de jigéen ñi laa faral jigéen ñi laa waxal dama am sama question bu yàgg boo xamante ni boobu ba léegi maa ngi ko téye di xaar ñëw mu ndoom sànniw ma xeer kenn nag manqué wu ma kenn de respect saboté wu ma kenn aussi mais dafa am lu ma jaaxal si loo xamante ni waa Mundoom yi laa koy laaj am na kenn ku fi nekk koo xamante ni candidat la te mu ne Mundoom la dëkk te man bi ma ñëwee dugg si Mundoom wax dëgg yàlla dama sëngeem ndax lu tax manquement yi bëri nañ fi trop dëkk bi ñëw naa fi boo xamante ni nawet la pour ñu dugg rek problème la li tax nag man leen dama leen di poser question mooy ñun suñu côté bee ñu ngi galayaabe ci xaalis de ay 500000 mu ngi fay dugg ma yëgal leen ko xaw ma ndax yëg ngeen ko ay 600000 francs 700000 ay machine est-ce que ñaari 500000 suñ ko boolee 1 million xaj na seen école bi yeneen ñaari 500000 ñu boole ko xaj na seen case de santé bi léegi nag est-ce que du Olof Ndiaye dafa ni bay sa weewu tànk man de su ma amoon balaa may yóbbu feneen sama dëkk mel nii dama koy defar ba pare soog a dem feneen comme ça fu ma dem wax ñu naw ma waaye man li ma gis daf ma tiital kon nag yeewu jot na ñëw leen ñu yeewu ndaxte lu ni fàng kenn du ko jeex ñun de wax dëgg yàlla ñu ngi ci yoonu dëgg gi sànq ba léegi dégg naa ñu naan monsieur le maire soo demee bu ñu fàtte duñ leen fàtte parce que du ñun gese ñooy dem suñuy dem yéen da ngeen di demaale ñu ànd liggéey ñun waxuñu leen toog leen ñu dem liggéey indi leen de dañuy ànd ba ñuy dem ñu liggéey ngeen liggéey indi seen dëkk xanaa loolu moo neex. ñoom ñoo accompagné monsieur le maire maa ngi leen di jaajëfal bu baax tey kontaan naa sigil ngeen ma en tant que le responsable des jeunes de la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune de Diama vraiment aw ma seen fay tey sagal ngeen ma tey ku dem fële ci terrain ba xam ne jeunesse su Mundoom am nañ lu leen neex trop parce que ñi may waxal xam nañ bu baax ni final bi fi am musul am fii ci Mundoom dans cette catégorie donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax comme ni ko Ami ngay waxee nee na jigéen ñi lay waxal waaye man tey jeunesse bi laay waxal jeunesse su Mundoom li ma leen di wax xam ngeen ko bu baax Mundoom ci activité bu ñuy def activité principale bi mooy mbay wax leen ma fii ban jeune moom moo fi am suuf bu ñu ko attribué suuf ni ko jeune bii moom lii ban jeune na talal loxoom et pourtant ñi ngi distribuer ay suuf partout di ko jox ay bailleurs yoo xam te ne dëkkuñu fii ku fi am suuf sa maam nga ko doone
yàlla tere sa maam dee sa baay doon na ko si sa maam yàlla tere sa baay dee nga doon na ko sa baay waaye benn jeune amu fi suuf donc ñi nga ci lancé appel monsieur le maire na nga gestu jeunesse su Moundom bi nga xam te ni seen principale activité mën nañ ni mbay la ngeen attribuer leen suuf si incha allah ci nu mu waree parce que c'est un droit donc la population de Moundom surtout la jeunesse de Moundom soxla nañu suuf boo xam te ni moom la ñuy bayee jeunesse su Moundom soxla nañu trop amul kenn ku ci am suuf loolu yóbbante la buñ ma yóbbante donc yaakaar naa ni dugg na ci say nopp te incha allah am nañ ci yaakaar au soir du 23. suñu yaay yi suñu papa yi mujj nañ yaqin ni waa ji du tabax stade bi te Ibrahima Mbodj moom mooy àggale stade bi donc ñi ngay wax di leen jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen jëf. parce que yaakaar naa 2017 jaar naa fi problème bi ñu doon jooy 2017 ba ma ñëwee 2019 fii ñu kar cortège bi fii ak Issa Sall heure añ bàyyi seen añ même problème nan doon jooy ñu dellusiwaat tey en 2021 ànd ak monsieur le maire Ibrahima Mbodj même problème na ñuy jooy question nag mooy est-ce que kon Moundom barrage ci commune bu Diama la bokk wala bokkul ci commune bu Diama donc loolu yaakaar naa yéen waa Moundom il faut ngeen poser question boobu seen bopp parce que yaakaar naa mag muy jooy jàngoro ñu ni ko hôpital bi mën na la faj nga dem ci hôpital bi ñu teg la salle d'accueil juróomi at wala ñaar fukki at ak juróom benn médecin yi di la romb gauche droite kenn mënu la xool il faut nga laajat yow est-ce que hôpital bii ñu la wax mën na la faj wala mënu la faj wala ci hôpital bi la war faj nga la bokk wala bokk ci beneen bi nag ñoo ngi naan monsieur le maire naam monsieur le maire mais il faut que ñu xam ni affaire bi équipe la du monsieur Ibrahima Mbodj kese am na ñeneen ñu topp ci ginnaawam li ma bëgg jàngale foofu mooy comme ñoo ngi jëm CAN ma wax ak jeunesse bi tuuti yaakaar naa Aliou Cissé mooy entraîneur Sénégal mais am nañu 11 titulaires yoo xam te ñooy dugg ci terrain bi góol bi bu deful lu ko war dañuy encaisser défenseur bi bu deful lu ko war défense bi day senn milieu terrain bi attaquant bi comme excentré yi ak latéraux yi aussi donc équipe municipale bi noonu la demee ku nekk dafa am commission bu la attribué pour nga doxal ko te am na ñoo xam te fii nañ dëkk ñu dénkoon leen ay commission ñu war ko doxal seen dëkk gis seen bopp ba tey dëkk bi gisuñu seen bopp donc waroo leen poser maire mais ñooñu ngeen war laaj li leen dénkoon fan la nekk tey nag jamono neex na nit ki boo nekkee imam ngay jiite ñaar fukki at ak juróom benn ñu ne at bii ñu jëm kat imam bii jiite dañu koy fay man ma nekk naayam di nodd di topp ci ginnaawam di ko li xaamal at bi jege sa des weer ma rocceeku ni imam bii ñu jiital baaxul day jamaj waaw man mi toppoon ci ginnaawam di ko noddal di li xam man sama julli baax na tey nag loolu moo ñu dal ak le maire sortant ak équipe municipale bi nga xamante ne ay maire ngembu la ñu féete ne mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam donc waa askanu Moundom maa ngi leen di woo pour ngeen gën ñoŋalaat seen xel gën ñoŋalaat seen taxawaay xam ni mburu foofu ko fëri nit ñi dañ koy wax mais am na ñoo xamante ne buñ leen dénkaatee suñu carte fa nu nekkoon démb ak barki démb ba lii tey dal ñu fa nañuy delloo donc loolu nag ma leen di ñaan mu bañ leen dal ami ngay wax na ko du ni leen toog leen ñu liggéeyal leen mais ñëw leen ànd ñu liggéey Oumar Sall mi ngeen nommé coordonnateur ak ñeneen ak ñeneen ñii dañuy bokk ci ñiy contribuer dañuy bokk ci ñiy xalaat dañuy bokk ci ñiy càmbar donc incha allah tey monsieur le maire bu gagné Ibrahima Mbodj laaj leen seen wàll ñoom Oumar ñii ñoom Fary Diack ñoom Alassane Niang ak ñeneen ak ñeneen parce que ñooñu ñooy teewali Moundom sa commune bu Diama fële. beneen bi may terminer muy tey dama am contente muy talent bi ma fekk fii parce que aussi tamit am na loo xam dañ ko war valoriser fekk nañ fi talent bi nga xamante ne ci côté football la macha allah mais artiste bi toog sànq doon wax man yaakaaroon naa ni commune bu Diama amul lii. et dama leen di ñaan yéen di ñaan monsieur le maire aussi tamit ak délégation bi mu àndal ñu jàppale jeunesse bi surtout artistes yi parce que dëkk bu doxee ndaw si la mag si la mais artistes yi aussi tamit dañuy contribuer si développement dëkk par rapport ak seen poème yi par rapport ak thèmes yi ni bind parce que lu am solo la di ko jaajëfal moom capitaine di ñaan yàlla na yàlla guddal carrière am
lam si yaakaar yàlla may ko lu ëpp njortam fi ñuy dégg dip xaw ma ak ñeneen yi yàlla def bu suut leen donc wasalaamualeykum di jéggaluwaat ñëpp. rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waa mbokki Mbundum Barrage ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo chef de village bu dëkk bi ak imam bi ak bépp responsable politique bu nekk ci dëkk bi. ñoo ngi rafetlu kaddu yi di rafetlu également organisation bi di féliciter sunu responsable politique yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ici dans la zone de Mbundum Barrage ñu jël félicitation boobu teg ko ci loxo Cheikh Oumar Sall mu jàllaleen ñu ko ci bépp responsable politique bu yeewu askan wi bi nekk ci biir Mbundum. waa Mbundum yàlla dafa dogal ñun ak yéen ñu bokk benn commune muy commune u Diama te commune boobu bokk ci Sénégal ñu delluwaat bokk Sénégal ñu def lu ñuy tuddee décentralisation. lan mooy décentralisation mooy yenn bëgg-bëgg ci wàllum askan wi ñu ñëw jagleel ko communes yi ñu wàccee ko ci gox-goxaat yi si wàllum compétence yooyu juróom-ñeent la muy les 9 compétences transférées 9 compétences transférées yooyu nag mënuma ko lim yépp fii ci jataay bi mais yi si gën a concerné zone Mbundum Barrage yooyu laa siy cité parce que wax nañ fi problème mu éducation wax fi problème mu santé wax fi également problème mu aménagement du territoire wax fi problème mu urbanisme et habitat parce que boo xoolee tey ci tey zone de Mbundum Barrage bu demee ba chaque année mu am ay problème mu inondation c'est parce que le plan d'aménagement du territoire a été raté bu demee ba zone Mbundum Barrage di am inondation chaque année c'est parce que tout simplement le plan de l'urbanisme et de l'habitat a été raté te ñaari compétence yooyu yëpp commune nu Diama la war kon bu fekkente ni depuis plus de 10 ans yéen a ngi dund ay inondation kooku benn nit moom moo ko waroon a saafara muy le maire de la commune de Diama avec son équipe bu fekkente ni nag en 2021 toujours le problème des inondations reste entier kon li war a am mooy le changement ñu indi ay borom xam-xam yoo xamante ni tey ci tey bu ñu ñëwee dinañu indi coppite ci biir Mbundum Barrage te coppite yooyu tey ci tey ñu ngi ko yaakaaree ci waa coalition Yewwi Askan Wi bi nga xamante ni ay 9 partis politiques ñoo ngi ci biir ay partis politiques yu am doole ñëpp sax tey ci tey ñëwunu boo xoolee Mbundum Barrage bi am na waa grand parti bu Malick Gakou yi fi nekk. am na aussi waa PUR yu fi nekk am na waa PASTEF yu fi nekk am na waa PDS muy wàllu Sénégal yu fi nekk partis yooyu yëpp ce sont des partis bien représentés dans la zone de Mbundum Barrage ñooñu ñëpp ñu ànd ak man ànd ak waa Yalaar ànd ak waa Débi Tiguet ànd ak waa Cañalde ak waa Takk Gañ ñoom ñëpp jël seen confiance jox ma ko pourquoi ñu jox ma confiance boobu c'est parce que dañu ma wóolu ni peut-être am na xam-xam boo xamante ni war naa mën a développer commune Diama looloo tax ñu wóolu ma te je pense que ñi ma wër tey ci Mbundum Barrage samay élèves bare nañ fii samay étudiants également bare nañ fii te je pense que ñoom rek doy nañu seede pour wax man ban genre nit laa bu fekkente ni borom tappale laa ñoom xam nañ ko bu fekkente ni aussi borom njuuj njaay laa aussi xam nañ ko bu fekkente ni wóoluwunu sama xam-xam également ñooñu mën nañ koo juger. kon waa Mbundum Barrage la pain est sur la planche le pain est sur la planche n'est-ce pas donc vous avez une opportunité à saisir c'est la coalition Yewwi Askan Wi yaakaar naa ni le 23 janvier 2022 bu ngeen ñu falee li fi Adama Diop wax muy problème mu suuf si kooku moom sunu problème mu bopp la parce que dañu ko yàgg a xeex depuis 2016 ba léegi ñoo ngi ci problème mu emploi des jeunes également xam nañ ci dara bu baax a baax ci biir commune Diama parce que gis ngeen société locale yi nga xamante ni dañu jóge bitim réew ñëw installé wu ci commune bi te jëriñu ñu dara boo fa demee tey emploi yu gën a am importance ya nga fay fekk ña ngay jógee Ndar wala ñu jógee Dakar
pourquoi pas ñu jël la jeunesse de la commune de Diama, les jeunes diplômés ñu encadrer leen former leen insérer leen ci biir entreprise yooyu ñu mën a tekki mën a jàppale seeni askan. lenn rek lañu gis ni waa commune Diama ñu ngi koy liggéey ci société yooyu moom mooy ay journalier journée 2000 francs wala lu ko yées nga dem jàmmaarloog produit chimique yi mu lay dugg chaque année di accumuler wu ci sa biir ci sa biir organisme ci sa biir yaram ba nga xamante ni da ngay dem ba benn instant mu feebar la kenn du xam lan moo la jot hôpital boo dem ñu yóbbu la beneen da ngay mujjee ñàkk sa bakkan ci Mali foro kon loolu lépp y a un seul responsable c'est le maire de la commune de Diama avec équipe bi muy àndal parce que maire boobu moom la ñu dénk lépp te du caaxaan maire nekkul buur mais surga la war a doon pour askanam dafa war a xëy chaque jour di déglu askanam di diisoo ak ñoom di càmbar seeni ay jafe-jafe di ci indi ay saafara loolu moom mooy rôle lu maire mais rôle lu maire du toog fi nga toog bala ngay jóg rek dem ci askan wi yuuxu bay bëgg a dee te bu nu yuuxoo ba bëgg a dee boo ñëwee ci askan wi looy indi da ngay indi benn enveloppe ni sama poche laa ko jëlee loolu c'est faux. maire yorul ay millions yu muy joxe yépp lu mu fiy joxe millions askan wi la téye woon waroon ko def ci dëkk bi te defu ko ci bu demee ba élection jot bu tiitee commencé yëkkati ay millions di ci def kon loolu na ci nit ñi yeew bu baax a baax xam ni lépp lu leen jox am nañu droit parce que ci xaalisu état bi rek la jógee kon am ngeen droit ngeen jël ko utiliser ko ni ngeen ko bëggee mais bu voté jotee xam leen fan mooy seen avenir askan ngeen voté foofu te ñun dañ leen indi benn programme boo xamante ni je pense que Cheikh Oumar Sall waxoon na ko sànq mi ngi tudd le programme Visa la solution. Visa la solution nag nekk na programme boo xamante ni ñu ngi ko les piliers du programme muy ponki programme yi wala keno programme yi ci wolof mooy vision initiative stratégie ak action. Ça veut dire dans les 9 compétences transférées compétence bu ci nekk am nañ ci vision ça veut dire am nañ ci gis-gis am nañ ci ay initiatives yoo xamante ni dañ ko fas yéene teg pour mën a jëmale mbir yi kanam am nañ ci également ay stratégie mooy ay pexe parce que maire bi fi nekk amul pexe te ku amul pexe mënoo développer dara am nañ ci également ay action yoo xamante ni fas nañ ko yéene def pour que mu am ay njeexital ci biir askan wi. kon programme boobu moom moo nar a indi ay solution ci bépp jafe-jafe boo xamante ni nit ñi ñu ngi koy dund ci biir commune Diama kon dama bëgg ngeen xaar programme boobu incha allah ngeen voté ce programme Visa la solution pour mën a yeewi askan wi ñun dara taxu ñoo jóg loolu yeewi askan wi. politique bii ñuy dugg Oumar Sall wax na ko dañ ko def jihaad fi sabilillah parce que bu fekkoon suñu bopp kese moom moo ñu intéressé mënoon nañu yem ci suñu salaire. bu nu bëggee sax sunu salaire yokku ñu dugg ci politique boo xamante politique politicienne la comme ni ko ñeneen ñi di defee politique boo xam ne da ngay dem uti ay millions après dem sa yoon mais ñun combat la ñuy mënee te sunu combat mooy ñu yeewi sunu askan. bu nu million taxoon a jóg duñu sax nekk candidat parce que avant ñuy doon candidat ay nit jóge nañu fële dig ñu ay millions pour ñu mën a annière jox leen sunu place. mais ñun loolu bu ñu ko defoon dañuy war sunu askan parce que askan wi dañoo am yaakaar ci ñun te yaakaar boobu fasuñu ko yéene tas dañ siy dem jusqu'au bout. dañ siy dem jusqu'au bout te incha allah xam-xam bi nar a développé commune Diama yor nañ ko te fas nañ ko yéene def bu ngeen ñu falee le 23 janvier 2022. kon waa Mbundum Barrage ñu ngi leen di tàllal loxo ngeen jàppale nu jàppale seen i njaboot jàppale seen i doom jàppale seen i responsable politique pour que incha allah ñu àndandoo ensemble liggéey la commune de Diama pour que commune de Diama mën a développer. parce que nag commune de Diama yàlla def na fi lépp loo xamante ni waroon na ko fi def mais yàlla duñu ko liggéeyal yàlla defal nañ fi lépp lu fi waroon def parce que def na fi suuf si yaatu def fi ndox muy walangaan def fi jant def fi ay jeunesse yoo xam ne yu engagé lañu bëgg a développer mais li ci des ñun ñoo koy liggéey waaw. li indi retard tardement bi ci biir commune Diama moom mooy des dirigeants yoo xamante ni seen bopp moom moo leen tax a jóg donc il faut que ñu changer dirigeants yooyu indi fi ay dirigeants yu digne yu bëgg seen réew yu mën a développer commune bi pour que ñu mën koo développer kon nag loolu lenn rek moom ci mën a yóbbu te le 23 janvier 2022 donc l'heure du changement a sonné l'heure de la révolution a sonné donc il faut que ngeen jàpp ci pour que ñu mën a
indi développement boobu. ñoo ngi remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi ñu accompagner di remercier ñu jógee ba Niassène ñoom Ndeye Diop di remercier ñu jógee ba Jama Yalaat ñoom Oumar Fall di remercier ñu jógee ba Débi Tiguet ñoom Bamba Ba ak ñoom Sidi Diagne di remercier les responsables politiques yi nga xamante ni tey waroon nañu teew te teewuñu lu mel ne que ñoom Baba Fall ñoom Mamadou Ba ak ñoom Moussa Fall yi nekk Yalaar di remercier également ñi nga xamante ni ñu ngi fi ñoom le coordonnateur monsieur Salif Fall Sy di remercier également notre doyen monsieur El Hadji Rawane Wade di remercier Kaltom Fall la grande dame bi nga xamante ni moom moo jiite la coalition Yewwi Askan Wi ci côté jigéen ñi xëy na dafa am empêchement dafa jagadi moo tax teewul tey ci tey di remercier son adjointe Ami Gueye bi nga xamante def na discours bu am solo ak madame Ante Gueye di remercier également toute la jeunesse qui est derrière moi di remercier sama doyen bi Yatulem Thiam di remercier les communicateurs Abdoulaye Mbaye ak Seygo Dieye di remercier ñëpp di remercier également ñi ma fi fekkoon mooy ñoom Souleymane Niang